asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doomi Sénégal fépp fi ngeen mën ci nekk si àddina bi ñoo leen ko diggoon saa yu Kéwoulo duggee ci benn dossier dinañ ko topp ba si càppandal ga lépp luñ ci taataanay xibaar ñu jëbal leen ko ndax yéen ay borom li mooy sama ñaareelu vidéo bi nga xam ne dama koy consacré à l'affaire Aby Ndour et Pierre Goudiaby Atepa waxoon naa leen ci vidéo numéro 1 expliquer leen li ngeen xam ne gannaaw bi ñu jotee ci vidéo Aby Ndour ma wax leen li nga xam ne mooy teexel yi nga xam ne man amoon naa ko ci vidéo bi ma tegoon laaj yu bari mais it indil leen ay kaddu yu bari yi nga xam ne Aby Ndour def na ko ci ay déclaration te mos ko wax safaan bu mag bi nga xam ne keroog le 2 juillet wax na ko ci vidéo laajoon naa ko bu fekkee ni loolu dëgg la lan moo waral moom soxna si Aby Ndour mu xaar ba tey mu di ñu wax yi nga xam ne yëkkati na ko kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko def ko ci vidéo bi tontuwul Babacar Touré mais la même question policiers yi nekk cybercriminalité laaj nañ ko pourquoi avoir attendu tout ce temps pour dénoncer li nga dénoncer nee na leen moom mooy décider saa yu ko neexee ak saa yu ko soobee mu génne ab xibaar loolu su ma leen ko waxee loolu mooy coow la nekkatul léegi coowul Aby Ndour ak Pierre Goudiaby Atepa mais coowul Aby Ndour la ak société Sénégal parce que depuis le 7 août bi ñu génn yëf ya dossier la léegi moo di dossier 00110/DPJ/DSC mooy direction de la lutte contre la cybercriminalité te déposé bi dossier bi déposé nañ ko ca parquet depuis le 7 août bi ñu génn. Aby Ndour entendre nañ ko, Pierre Goudiaby entendre nañ ko, Pedre Ndiaye entendre nañ ko, Antoine entendre nañ ko, entendre nañ it Abdourahmane Baldé bu fekkee ne Aby Ndour ak Atepa miin ngeen seen kàddu ñeneen ñetti ñi kenn mësu leen dégg ci wax ji parce que ci déclaration wu Aby Ndour nee na ñetti ñooñu ñoo ko fekkee gannaaw moom ak Pierre Goudiaby Atepa mais balaa mooy dugg ci explication technique yi dama leen di fàttali ni bi mooy ñaareelu yoon Aby Ndour di dem ak nit ci yoon ci li nga xam ne moo di waxu harcèlement sexuel bi ci njëkk Aby Ndour moo porté woon plainte benn waa ju ñu wax Baba Amadou Kane waa ji ICS lay liggéeyee en 2013 novembre 2013 Aby Ndour dafa porté woon plainte contre waa ji parce que waa ji da ko doon envoyé SMS ne dafa bëgg a gisee ak moom dafa bëggante ak moom. Aby gannaaw moom comme ni mu ñu koy waxee moom nandite la rue 15 angle Corniche la juddu Dakaaru la juddu nandite la dafa woowoon joxoon rendez-vous waa ji ñëw biir këram mu laaj doomam bu góor mu làqu ci ginnaaw une baie vitrée muy filmer waa ji bi mu nekk ci biir këram. Aby ak SMS ak woote bi ko waa ji doon woo dafa jël preuve yooyu jox ko avocat mu daal di jël yëf yee yóbbu ko ci yoon. Baba Amadou Kane condamné nañ ko le 15 novembre 2013 à 6 mois de prison avec sursis justice xamal ko ni na bàyyi Aby Ndour tranquille donc mu won leen ni naka la ñuy confondre nit naka la ñuy jàppalu nit naka la ñuy dénoncer li nga xam ne harcèlement sexuel Aby Ndour duñ ko jàngal mën na ko waaye ci li nga xam ne mooy dossier Pierre Goudiaby Atepa gannaaw bi enquêteurs yi entendre ki nga xam ne mooy Pierre Goudiaby Atepa mu xamal leen ni moom masul fàttaliku fi mu séqee waxu caaxaan yu mel noonu ak Aby Ndour police def na li ñuy wax réquisition jël nañu ñaari numéro yu Pierre Goudiaby Atepa yi yëpp ñu seet gis nañ ci trasu woote diggante Pierre Goudiaby Atepa ak Aby Ndour mu ngi tollu ci dans la journée du 24 septembre 2016 ñaari yoon benn yoon le 25 décembre te ñaari yoon yooyu mu ngi ci booru 17h loolu di confirmer li nga xam ne mooy Pierre Goudiaby bi mu doon woo Aby Ndour pour ñu ñëw ñu waxtaan ak ñoom Aby Ndour wax na leen Pierre nee na ko mu ñëw moom mu ne mënul ñëw ci papam la nekk Pierre Goudiaby daal di ànd ak chauffeur am dem seeti ko kër papam ñu waxtaan biñ ci paree la ñu dellu si ànd ñëw ci bureau Pierre Goudiaby Atepa Aby nee na leen dama dem këram mais Kéwoulo won nañ leen benn vidéo bu exclusive boo xam ne fii rek ngeen ko gisee
ab réunion la woon boo xam ne dafa amoon ci bureau Atepa te lu tollu ñaari fukki nit nekkoon nañu ci réunion bi. enquêteurs yi bi nu seetee gisuñu benn yoon woote yi nga xam ne Aby Ndour wax na ko naan ay 2 heures du matin ak 3 heures du matin ak 6 heures du matin Pierre Goudiaby Atepa woon na ko mësuta am ñaari woote le 24 booru 17 heures pour mu ñëw ci réunion bi ak ci ëllëg si pour mu wax ko ni finalement Aby Ndour si boppam moo ñu koy xamal ci benn déclaration bi nga xam ne def na ko le 26 septembre 2016 ci Dakar Actu nee na Pierre Goudiaby waxtaan na ak moom ne dina ko jàppale ci ëllëg si Pierre Goudiaby jóg te woo ko téléphone ne ko Aby sa projet bi bu ko fi tegati bi gannaaw loolu Aby Ndour la dem seeti Dakar Actu def déclaration boobu xamal ni mu neex Pierre Goudiaby mu naqadi Pierre Goudiaby da koy jaral sax ñu dox ci kaw néewam waaye restaurant am dina ko tabax kon gis nañ ni seen juboo diggante ngoon la ak ci ëllëg si le matin donc teewoon sama xel ci jalbeen bi ma ne leen kon ab doxaan wala ab waxu caaxaan fan la xajee Aby Ndour mi nga xam ne nandite la wax naa leen elle sait comment collecter des éléments de preuve moom xam na naka lay jëlee ay preuve mën ko présenter justice Aby Ndour mi jàkkaarloo ak policiers yu cybercriminalité indiwul benn preuve ñaari yoon la ko Pierre Goudiaby woo bëccëg la muy 17h benn yoon le lendemain muy le 25 septembre 2016 pour wax ko ni bul tabaxati cantine bi parce que population yu d'accord nu boobu ba tey Pierre Goudiaby mosuta woo Aby Ndour bi ko policiers yi laajee an sa firnde dafa taxaw rek ne na woona ma ci loolu la taxaw mais nag du ñu yem ca foofu bi ñu ko laajee ni ko bi mu lay woo ci kanamu kan la puisque amul benn trace téléphonie bu wone heure yi nga xam ne yow Aby Ndour wax nga ko mu ne finalement déclaration d'amour yi Pierre Goudiaby bi mu ko doon def ci biir otoom la ko def maanaam Pierre Goudiaby dafa nekk ci biir otoom Aby Ndour nee na moom Aby Ndour mu ngi ci oto bi kii di Pedre Ndiaye mooy son conseiller en communication mu ngi ci biir oto bi Antoine muy chauffeuru Pierre Goudiaby Atepa mu ngi ci oto bi kii di Abdourahmane Baldé mu ngi ci oto bi mu nekk ñoom juróomi nit ay xale yoo xam ne mun naa ne Pedre moom bu fekkee ne am na fanweeri at mu ngi ci doog a dugg ci fanweeri at mu ne Pierre Goudiaby Atepa ci kanamu ñooñu la ko ni bëccëg dama wooyee pap guddi ñu sekk leneen defante ko ba mu baax mooy seen kaddu gone yooyu entendre nañu ñi nga xam ne mooy témoin yi nga xam ne Aby Ndour moo leen cité kii di Antoine mu ne masul fàttaliku loolu dëgg la moom moo doon dawal oto bi keroog nga xam ne Aby Ndour dugg na ci oto bi mais moom moo nekkoon ci oto bi ak Abdourahmane Baldé Pierre Goudiaby Atepa ak Aby mais fàttalikuwul fu Pierre Goudiaby Atepa di yëkkati kàddu gu mel noonu di ko wax moom Pierre Goudiaby patron la depuis 2006 xaw ma 2003 mu ngi koy dawalal oto musul fekkee fu muy wax waxu caaxaan ci kanamam te Pierre Goudiaby pour le peu ñi ko xam nañ ni du kuy nekk ak ay employés di retaan di kaf ak ñoom léegi mu xamal leen ni waxu doxantu li nga xam ne dina ko wax ci seen kanam comme Antoine ki nga xam ne mooy Abdourahmane Baldé loolu la yëy yàbbi ne moom mu ngeen ci oto bi parce que Aby Ndour ki nga xam ne mooy Pierre Goudiaby Atepa xamul numéro Aby Ndour moom Baldé moom moo jël numéro Aby Ndour jox ko Pierre Goudiaby Atepa pour nu woo ko gannaaw bi Aby Ndour defee déclaration ni du ma tontonte ak Pierre Goudiaby Atepa parce que sama moromu baay la ndax 54 la juddu sama yaay juddu 1954 Abdourahmane Baldé ni moom moo jël téléphone Aby Ndour jox ko Pierre Goudiaby Atepa pour mu woo ko te it bu ñu doon dem seeti góor gi Elimane Ndour fa Aby nekkoon moom mu ngeen ci oto bi mais ñoom ñeent ñoo ci nekkoon Pedre Ndiaye mësuta bokk ci biir oto bi Pedre bu ñu ko wooyee ci devant les enquêteurs de la cybercriminalité nee na fekkee na bi ñuy waxtaan jooju mais nee na Aby attention man li ma dégg mooy paa bi nee na la bëccëg dama wooyee pap loolu rek laa dégg leneen dégguma ko Aby Ndour insisté Pedre Ndiaye ne ko man loolu rek laa dégguma leneen mu nekk coow lu mag seen diggante ñoom ñaar mais Antoine xamal ni encore nii Aby Ndour bi ngay dugg ci oto bi man sama oto la maa koy dawal depuis des années bi ngay dugg ci oto bi maa la doon ubbil maa la doon duggal ci biir oto bi Pedre Ndiaye mësuta dugg sama biir oto parce que sama oto
ci ginnaaw ñaari place assise ñoo ci nekk diggante ñaari place assise yi benn accoudoir moo ci nekk donc mënuma jël ñetti nit ci ginnaaw donc Pedre Ndiaye mësut a fekkee loola ñu gis ni Pedre Ndiaye dafa déggoo ak Aby doon na couvrir Aby Ndour mais bi ñu yeggee ci ay aspects techniques Pedre Ndiaye daanu na mais bañ na accompagner Aby Ndour ci li nga xam ne du dëgg ba ci cappandal ga mu taxaw foofu policiers yi génn nañu ak ñoom parce que Aby Ndour elle était assistée de maître Seydou Diagne kii di Pierre Goudiaby Atepa maître Ousseynou Ngom moo nekk avocat ñu génn ak ay policiers ñu dem xool techniquement oto boobu nu mu fa bindoo mu waram mu ne war a ni ñetti nit mënuñu dugg ci ginnaaw donc Pedre Ndiaye waxub dëgg nekkuloon ci biir oto bi problème am na diggante li nga xam ne mooy accusation Aby Ndour parce que nee na plusieurs fois lañ ko woo ci 5 livres relevés téléphoniques bu Pierre Goudiaby Atepa à part ñaari yoon yooyu le 24 septembre 2016 benn yoon le 25 septembre 2016 ci suba mosta woo Aby Ndour mosta jokkoo ak moom ci benn moyen mais Aby Ndour nee na nag àdduna bi yëpp gëm Pierre Goudiaby Atepa woo na ko te moom mënul indi benn preuve loolu ki nga xam ne mooy Abdourahmane Baldé ki nga xam ne mooy Antoine te ñooñu ñu fekkee ko nee nañu du dëgg Pedre Ndiaye nee na moom dégg na mu ne ko bëccëg dee ma wooyee pap mais loolu rek la déggul leneen tax na policier bi ñu nekkee ci situation mel noonu xamal nañ ni Aby Ndour ne ko da ngay fen textuellement moo bi lañ ko wax da ngay fen mu say ci biir foofu ca police ba mu nekk coow mais elle était dans une position bu inconfortable lii ma leen di wax mu ngi xew dans l'après-midi du 4 août 2020 bi ñu génn ci ëllëg si convoqué waat nañ leen ki nga xam ne mooy Aby Ndour ak Pedre Ndiaye mi nga xam ne mooy son chargé de communication ñu confronté leen parce que am na lu bari loo xam ne Pedre Ndiaye si boppam mi nga xam ne moom moo war a déggoo woon ak Aby Ndour moom moo préparé lépp ak Aby Ndour daanu na foofu mu di confrontation boo xam ne résultat yi du ma leen ko wax mais jugement tribunal ku yàlla baaxee nga fekke ko di nga ko dégg donc Aby Ndour lépp li nga xam ne wax na ko ci caaxaan yooyu ne dafa dox digganteem ak Pierre Goudiaby Atepa enquête bi woon na ni nekkul dëgg Aby Ndour taxaw na fi mu taxaw mais lenn mën naa ko garantir defe naa ba keroog muy sangoo suuf Aby Ndour dootul waxati ci coow li nit ñi ñooy wax nit ñi ñooy interpréter moom pare na ci parce que bëggatul dara ci coow li naka noonu Pedre Ndiaye man waxtaan naa ak moom lu bari laaj naa ko ci point yi nga xam ne mooy divergence de manque de concordance bi nga xam ne def na ko ci audition ak Aby Ndour mu ne ma moom lépp lu jëm ci wàllum enquête du ci wax mais lenn wax na ma ko mu ne ma Aby Ndour gagné wala Atepa gagné lan la ci Sénégal am moom Pedre Ndiaye xamal na ma ni bu sañoon nit ñi nañu sol seen dàll dem seeti Pierre Goudiaby Atepa ne ko mu bàyyi yëf yi mu sedd mu juboo ak Aby Ndour ndax mooy lii njariñu Sénégal naka noonu mbokku Aby Ndour yi du ma citer ay tur mais dox nañu seeti Pierre Goudiaby Atepa pour massawu ko Pierre Goudiaby Atepa kamam mbokkam yi xamal nañu leen ni il faut que yoon jaar Aby Ndour li ko war a fay coow li mooy na def vidéo mu la mu waxoon mu waxeet ko boole ci mu xamal leen ni lii yëpp waxu tàppale la woon en attendant ñu yegg ci loolu ci ay information yoo xam ne Kéwoulo taataane na ko parce que lii kabal la benn opération la boo xam ne bu nu monté bu yàgg la tuddal naa leen Pedre Ndiaye li mooy ñaareelu yoon ma koy fekk ci benn dossier parce que dossier wu Diop Iseg it nekkoon na si ñu nekkoon ci wetu Diop Iseg waxoon naa leen ci benn vidéo ne leen dafa am ñaari ñoo xam ne dañu naan ay journalistes lañu ak ay spécialistes de la communication gis naa leen ci booru Diop Iseg doon ko encouragé pour mu tenter opération bi nga xam ne defoon na ko pour jëm a noyé xale yi kenn ki Pedre Ndiaye la kenn ki damay bàyyi du mu tudd turam xaar ko mu génn bu ko defee ma joxal leen yenn information mais waxtu ji ñu toll exclusivité la bi ma leen jox enquête nañ leen lépp li nga xam ne Aby Ndour wax na ko
enquête technique yi wone nañu ni du benn dëgg Pierre Goudiaby Atepa dëgg la woo ko 2 fois le 24 septembre pour mu ñëw ci réunion bi woo ko benn yoon le 25 septembre pour wax ko ni sa projet bi bu mu fi yegg ma bëgg a xam nag combien de temps est-ce que c'est possible techniquement entre 17h ba 18h ci benn ngoon parce que gis ngeen vidéo fii bi nga xam ne Aby Ndour ñëw na ci bureau Pierre Goudiaby Atepa ñu waxtaan diggante boobu ba ci fajar bi est-ce que nit mën na ci doxaan nit et puis ak ban moyen la ko wooyee pour doxaan ko parce que Aby indiwul vidéo indiwul preuve indiwul SMS xool nañu li nga xam ne mooy fadet yu Pierre Goudiaby Atepa amul benn yoon ci heure yi Aby Ndour wax te témoins yi ñëw nañu ne loolu du dëgg mais témoin bi nga xam ne Aby Ndour ci kooku la bëggoon a yaakaar pour asseoir sa thèse de harcèlement sexuel muy Pedre Ndiaye weddi na Aby Ndour loolu mooy dëgg tey jii bu dee dossier bu normal la bu rapide conviction parquet taxaw na ni Aby Ndour dafa inventé lépp daf ko inventé dafa yàq der dafa def ay injures publiques loi lim ci wax automatiquement mooy Aby dañ ko war a arrêté jébbal ko procureur de la république xaw ma nag ndax dina am wala du am ci dossier bi mais Aby Ndour lépp li mu waxoon devant les enquêteurs taxaw na naan am na mais amul benn firnde te xamal naa leen ni Aby xam na ni ñuy collecté firnde parce que xamal na leen ni moom Boy Town la rue 15 angle Corniche lu juddu nandite la du naxa kon waroon na mën a indi firnde li mooy li nga xam ne bëggoon naa leen ko indi ci témoignage ci li nga xam ne moo xew foofu ca police bu cybercriminalité di xaar nag dossier yi dem ca tribunal bu leen fàtte ni encore dossier yi à la base ñaar la woon donc ñaari procédure encore moo des benn procédure bi mooy diggante Aby Atepa Ageroute ak préfet bu Dakar pour que Aby Ndour jóge ci rond point bi mu toj la mu def mu nettoyé ko dossier boobu danañ ko jugé ci fan yi ñu jëm mais beneen dossier bi mooy diggante Aby Ndour ak Atepa ñoom ñaar moom la ñu war na jugé barki démb le 11 ñu reporté waat ko ba fan yi ñu jëm mais en attendant conclusion police scientifique génn na Aby Ndour li mu wax yëpp daf ko inventé loolu la wolof di wax ni lépp ay kàcc la amul benn soubassement Aby Ndour ci boppam ki mu yaakaar ni moom mën a ñëw dëggal fenam yi muy Pedre Ndiaye xamal na ko ni moom du dugg ci loolu te man wax naa ak Pedre lu yàgg nee na ma man sama diggante ak sama borom laay seet kenn du ma dugal ci loo xam ne suba du ma xam fu ma koy waxee li mooy xibaar yi nga xam ne bëggoon naa leen ko jox di leen ñaanal yàlla mu may leen jàmm jërëjëf.